li nga xam ni moo di xew-xew yi nga xam ni moom lañu bokk fii ci réew mi doon li nga xam ni tout le temps moom mooy pas-pasu rajo bi jëm ci wàllu ay loi ay taxaw ndax jamono ji bu ñuy toll ci weeru juillet lu ci ëpp nit ñi ngi waajal dem vacances Sénégal bu ñuy dem vacances am na ay prédispositions yu ñu war a jël lu mel ni ay taxawaay bu ñuy war a def par exemple désoccupation ne bu dee seen contrat dafay jeex ñi war a dugal cette traite buñ ko waree fayeeku ci juillet bi wala ñu war ko fayeeku agence de l'intrate nu ñuy def ak it ñi nga xam ni dañu dugal désoccupation ne war a dem Sénégal ndax bu fekkente ni moment bi duñu liggéey ñu war a seeti seen njaboot nag ban taxawaay la ñuy am yooyu yëpp léeg-léeg dafay jaru ñu laayanti ci biir ba nit ñi mën koo xam ak it ren ji mu am coppite gu bees goo xam ni dafa am ci wàllu liggéey bi ndax bu njëkk ba assegno familiare nga xam ni primo li luglio lañ ko daan dugal dañ ko daan remplir rek nit ñi sax daan ko mënoon nañ ko remplir seen bopp yónnee ko ci état bi directement léegi dafa nekk loo xam ni yaa ngi koy dugal à travers IMS mu nekk pratique online comme ni ñuy dugalee ay désoccupation nekk yeneen pratique yooyu yëpp tey jii ñu bëgg ci laayante biir waaye mu ne suta tàmbali te laaluñu xew-xew bi nga xam ni jamono yi moom moo nekk actualité sunum réew nekk actualité ci àdduna bi sëñ Pape Makhtar boo fàttalee def naa suñu benn émission am na ay statistiques yu ma la doon wax ni la ma koy tudd nii bu doonoon lu ma tiitoon may lancé benn cri d'alarme ma leen di wax ni leen defe naa 2016 xaw ma 2007 Belgique communauté sénégalaise moo ëppoon lim fa am ci wàllu permis de séjour pour asile politique defe naa joxoon nañ ci 200 sénégalais yoo xam ni dañ leen reconnaître loon ni leen maanaam dañ leen reconnaître asile politique parce que dañu nekk borom ñaari tur nag buñ koy wax mooy li nga xam ni rek moo xew Sénégal jamono yi ñu koy woowee xeetu góor jigéen ñëpp xam fii doole bi ñu leen may ak aar bi ñu leen di aar mu mel ni léeg-léeg ñun suñu communauté léeg-léeg sax bëgg kayit daf ñuy jaral parce que da ngay gis da ngay dem dugg ci monde boobu pour wane ni ñoom nga pour ñu mën la may kayit loolu mi ngi nekk rek ci pas-pasu ñun bu ñu génnee du ñu seet ban moyen la ñuy amee xaalis ak niñ koy amee ndax dagal na loolu moo dem ba jamono yi moo lëmbee Sénégal nga gis jeunesse bi crise de valeur yi nga xam ni moom la ñu am tey ji gis ngeen xew-xew bi fa amoon ci semaine bële mu indi fa ay coow yu bari ba ñu gis fa lu mësta am ci àdduna ku jóg taxaw ni day tong imam yóbbu ko ci yoon parce que imam bi daf ko fàttali principe bu l'islam nga xam ni imam loolu mooy taxawaayam ni ko waa ji waxe imam bu jógee waxul ni xaala laaw rasul deful liggéeyam wala mu jóg gis loo xam ni gis na ni lii kat dëppoowul ak principe diine mu jóg mettitlu ko ñun suñu diine dañoo baaxoo bu ñu tegee dara loo xam ni neexu la boo amee doole da nga war a jóg bañ ko boo ko mënul bañ nga jóg ñaxtu ko boo ko mënul ñaxtu nag nga mettitlu ko sa xol waaye jamono ji situation bi nga xam ni moo xew Sénégal duma la ko nëbb nag Pape man j'ai été vraiment choqué bi ma gisee démb nit ñi génn di accueillir gaynde yi ŋàññu ma ko ku nekk da ngay am li nga gëm waaye dama gëm ni bu ñuy wax charte républicaine ak principe diine wala boog pas-pas dëgg am na waxtu wu ñu war a jóg sunum réew ñun ñëpp jóg ñaxtu ko
waxu football nag duma ci wax waxuma ci parce que du dama leen ŋàññ mais dama gis ni Sénégal dañu toog passible trop ci ay épisodes yoo xam ni tey jii Occident bi ak képp ku mu mënti doon wala ñeneen ñi nga xam ne dañu am doole nekk ci réew ma di ñu manipuler dem ba sax su diine ji dañ ko commencé daanaka di ko xaajale am ñu ci jël di leen xaw a may doole wala di leen manipuler ñuy wax yoo xam ni ay waxu wax ju am ay njuumte la ba ñeneen di ci gis seen bopp ma gëm ni tey jii dara gënta nekk patriote lu nar a yàq ay valeur dëkk jeunesse su réew mi jóg ndax it nag sunu état wu réew jamono ji la fa xew jot na ñun ñii bu ñee ay jullit lañu wala ay chrétien lañu parce que nag sunu réew waratuñu nangu ay principe de laïcité di ñu féete kanam lu ci mel ni ñu teg ay loi yoo xam ni daanaka loi yooyu fi mu reposé boo demee ba xool ko ci principe maçonnique la dëppoo loolu jaadu na tey jii képp kuy croyant ci sunu réew moo xam ngay catholique moo xam beneen dëkk beneen croyance boo mënti xam boo gëmee ni yàlla am na rek bokk ci axlul kitaab rek war ngaa jóg dem sa loolu li ci gën a dangereux nag mooy target bi ñu ciblé pour di jeunesse bi nga xam ni ils ont entre 17 et 25 ans Sénégal nekk pays bu pauvre ñu leen di approché ci xaalis ci wàllu succès di leen dugal ci ay giraawal yoo xam ni daanaka moment bi ñooñu di dugg ci loolu daanaka nekkuñu ci état wu maturité pour am vraiment mesure xam effectivement ndax lii ñu def baax na wala déet Sénégal it nekk ci moment boo xam ni rafle nañu fa ay kilifa lool ndax kilifa yu baax yëpp dañoo tëju noppi jamono ji ku am xaalis rek mën naa ni daanaka mooy kilifa ndax loo def ñu ne dagan na loo wax ñu ne baax na boo ne weex na ñu ne tàll boo ne xonk na ñu ne cuy loolu daal Pape bëgg naa ñu dugal ko mu nekk tey jii sunu prémisse joxe ci sunu xalaat doogu dugg ci émission bi sëñ Pape bisimilah. waaw jërëjëf sëñ Pape macha allah vraiment introduction bi moom tubarkàlla rawatina sax nag li nga xamante ni wax dëgg yàlla def nga ci benn njàngat bu am solo di coow loolu nga xamante ni jamono yi ñu génn dëgg yàlla lëmbe woon Sénégal envahiroon na aussi journaux yi coow li bari woon na ci lool ak dem tribunal ak ñàkk dem tribunal convocation porter plainte conférence de presse et cetera mu doon nag benn xew-xew boo xamante ni suivre nañ ko parce que tam ñun doonte ñoo ngi fii lépp loo xamante ni dafa xew Sénégal dafa jaadu ñu nit ñu bàyyi leen nopp tuuti mën cee wax suñu xalaat te mbir moomu ñun bu ma juumul sax am na ay jamono ñu doon ci wax fii am na loo ci junju ci numéro permis de séjour yooyu nga xamante ni ñu ngi koy maye Belgique te la ca ëpp mooy ñi nga xamante ni dañuy déclarer seen bopp ni borom ñaari tur yi lañu ndax Europe ak Dublino bi nekk fii yombal bi mu yombal ñooñu ci may leen permis humanitaire parce que humanitaire mooy ki nga xamante ni dañ koy topp par persécution wa ilaa dëkkam dafa am guerre wa ilaa dëkkam dafa am ndóol wala dafa am xiif donc ñoom bi ñu xoolee xam ni ñun kat Sénégal amul xeex amul guerre amul ndóol gu tax ñu war a mën a jël ay gaal di dem la ñu mën a déclarer ci suñu bopp rek mooy am na ñu ñuy topp di ñu bëgg a fitnaal ndax li ñu déclarer ni ñun moom la ñu doon muy góor jigéen googu ñoom ñu déclarer ni moom la ñuy doon te loolu mu doon mbir moo xamante ni Europe fii ci mbir yi ñu gën a dooleel la bokk kon xam nga dana yomb loolu pour que nga mën a am benn protection pour que tubaab yi mën laa jàppale
kon noonu ko waa Sénégal di ko dundee ñu nit ñu ngi koy dund fii te li ma ci gën a metti mooy parfois suñu autorités yi peut-être ils sont pas au courant de ce qui se passe fii parce que tam bu tubaab yi ñemee ci sama xam-xam bu gàtt tubaab yi ñemee bay indi yenn organisation yi Sénégal wala ñuy ñëw di am laaj bu ñuy laaj Sénégal lan moo tax appliqué wu leen loi góor jigéen lan moo tax du ngeen ko yombalal nangam ak nangam xëy na dañuy gis benn numéro bu relevant numéro bu élevé boo xamante ni ay nit yuy jógee Sénégal di ñëw fii di déclarer ni que ni ñoom borom ñaari tur yi lañu te numéro boobu looy gën di avancer muy gën di yokk parce que comme fu mel ni Italie nga xam ni permesso humanitario kii fi nekk tey jii dindi na ko complètement donc jeune bu fi jaar ci géej gi dëkk Sénégal boo fi ñëwee doo am kayit clandestin ngay nekk parce que humanitario bi duñ la ko jox mënoo déclarer leneen lu dul góor jigéen laa dañ may dóor dañ may nangam nga jël avocat ñu jox la benn permis de séjour donc loolu dafay wane ni mi ngi yoon la buy gën a yokku statut boobu mënuma ko sax tuddee statut wax dëgg yàlla ndax borom ñaari tur yi moom ci ñun pour ñun loolu du statut non maanaam loolu ñun ci sunu diine ak ci sunu culture ñun dañ ko bannir parce que pour ñun loolu mënul nekk daal Sénégal nag coow li mais man li ma ci jàngat rek mooy organisation boobu ñuy wax ñu ne ma nga Sénégal di fa liggéey yor seen xaalis di financer yenn association yi di financer yenn structures yi je pense que état am na devoir aussi saytu ko gëstu ko xam aussi yenn structure lay financer ak structure yooyu ci lan la ñuy dox parce que il suffit pas que ñu ne moom nga doon góor jigéen nga wala borom ñaari tur yi nga mais mën nga ko bañ a doon sax te bokk ci ñi nga xamante ni dañuy propagande mbir moomu pour mu yaatu maanaam ñi nga xamante ni dañuy promouvoir yoon woowu pour mu yaatu parce que mën nga cee taq bañ a taq yow waaye da ngay bokk ci la ko yaatal te loolu am na ñu fa ne ñu ko nekk Sénégal ñu bari sax te it damay faral di dégg ndax man information yooyu su amee ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko doon dëggantaan seeni sorti dama koy déglu ndax damay déglu ñenn ñi ci ñoom ñuy wax naan bis bu nu waxee rek dëkk bi toj bis bu nu waxee rek dina am ponkal yu bari yoo xamante ni dinañ leen daaneel te loolu daf ñuy xaw a tiital alors à ce point yow tu te demandes mais ñun ban dëkk lañu nekk est-ce que kilifa yi ñuy jiite tamit est-ce que jaaduwul tam benn instant ñu taxaw teg seen tànk wax ma rafetlu bu baax benn jéego bu am solo boo xamante ni sëñ Mountakha def na ko jamono yi ci ginnaaw ndax loo gis rek ci benn lay tàmbalee ndax sëñ bi muy wax donte nag doon nañ ko tere Touba yàgg na waaye nit ñi dañoo demoon ba di ko def nànk-nànk ba mu bëgg a doon habitude football bi mèche bi xeesal bi ak yeneen bi sëñ bi nag defee décret génnee ko dëgg yàlla nit ñi jóg taxaw jàppale ko ci liggéey boobu ñu gisaat beneen Touba beneen xar-xar kanam boo xamante ni moom moo fa nekk ndax gis nga yooyu bu yombee ci dëkk ci la yeneen di ci topp ci ginnaawam di ànd ak moom parce que da ngay gis nit ñi bu ñu ñëwee màggal du ñu dem siyaare ji dem ñaan seeni soxla dem ci armeel yi ñaanal ña fa tëdd waaye li ñuy def mooy nekk ci kër yi di sañse di solu di teg seeni greffage et cetera nañ ma jégal nag te baal ma ci kàddu yooyu waaye li ñu gis rek la ñuy wax sañse yooyu ak tëju yooyu nit ñi di tëju la fay xew kenn mënu ko xam moo tax liggéey boobu sëñ Mountakha Bachir sumb dañuy tàllal loxo ñëpp di ñaan yàlla ñëpp ku nekk ñu jàppale ko ci parce que yu ni mel noonu moom mooy yombalal lu nekk jóge ci àll bi ñëw dugg ci dëkk bi loolu nag fii mi ngi ci dëkk du ma ni malaaka yërmande du fa wàcc de waaye dana fa yéex a jàll lool te it lañu bëgg ci suñu dëkk duñu ko am ndax bu góor di demee bay jigéen lu xale yu jigéen ni di dem bay góorgóorlu
te xale yu jigéen yi war a xaar seeni moroom yi góor ñu war leen a jël comme ay soxna booy dem ba nga xamante ni jël soxna sax léegi Sénégal boo ko déggee benn yoon bala nga koy dégg di nga toogaat ay weer yu yàgg te da nga daan toog période yoo xamante ni foo tourné mariage la foo tourné takk la ñu dem ba nga xamante ni xale yi takk seen tubay ba mu dëgër sax mënatuñu ko fu ñu leen foo leen fekk ñu ngi jël seen tubay yëmbaxal wàcce ba ci suuf loolu war na laa tiital te dañuy faral di wax ni ban jeunesse nga xam nga am ma wax la lan mooy sa futuru dëkk sa ëllëgu dëkk ñun nag bu ñu liggéeyul ñun ñëpp ci actuellement ci jeunesse bi nga xamante ni moom la ñu am parce que Sénégal jeunesse bi macha allah ça représente presque plus de 50% de la population donc boo amee jeunesse boobu vraiment dafa laaj benn taxawaay boo xamante ni kenn warul tàyyi à partir nag ci suñu kër yi di xool nu suñu doom yi di solo di xool fréquentation suñu doom yi di xool aussi li nga xamante ni ñu ngi koy doxalee ci biir kër gi ak ci biti bañ a tàyyi benn yoon kenn ku ci nekk am naa yaakaar ni bu fekkente ni dox nga ci sa wàll bu ñu defee la somme de ces efforts là yàlla mën nañu ci dimbali beneen bi ci topp suñ Pape muy yooyu nga xamante ni wax nga ko te mu jëm ci suñu nekkin fii yu mel ni assegni familiari yi yu mel ni sette trente yi yu mel ni férié yi gars yi war a dem yooyu it am na solo parce que ñun en général xam nga gars yi parfois bu ñu nekkee ci yenn jafe-jafe wala ñu am lu lënt seen bopp tuuti rek danañ jël seen téléphone woo sëñ Pape wala ñu woo vieux ne ko mankat lii wala mankat lële wala ñu ñëw bureau ba jël rendez-vous ñëw ne ko mankat lii laa bëgg a def wala lële coppatiku nag su amee ci liggéey da nga ciy wax ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo xam te ñun li may faral di wax yàlla dimbali nañu ba vraiment rax nañu tubaab yi di liggéey ci ñoom te it yaama ne woon ma ni la dara gënu ko neex nga jàkkaarloog suñ Pape laaj ko ci olof mu tontu la ci olof leeralal la ci anam boo xamante ni booy dem da nga am loo yóbbaale yaakaar naa ni moom moo gën a jëkkandi que nga dem jàkkaarloog tubaab bi amaana la nga koy bëgg a laaj moom du ko déggee noonu mu tontu la leneen loo xamante ni du mooyoona ak la fa indi nga dem te yóbbaale wuloo dara kon férié yaa ngi ñëw ñiy def campagne bu ñu amee lu ñuy laaj nañ ko laaj parce que campagne yi commencé na tamaate yeeg tool yeeg et cetera ak taxawaay ba ñu war a am foofu te éviter aussi liggéey ci campagne yi en noir parce que actuellement finance ñu ngi def ak ispettorato del lavoro ñu ngi def ay contrôle yu doy waar ay opération yu doy waar ñu ngi koy def ci campagne yi te buñ la fa fekkee nga am këyit danañ compromettre sa ay këyit danañ la indil ay problème donte nag patron ba danañ ko indil problème waaye yow it danañ la indil ay coow danañ la indil ay problème parce que danañ la teg daan ndax heure yooyu nga fu doon liggéey sa patron danañ ko teg ay daan parce que ay contributi war na ko fay waaye ci contributi yooyu yow mii war ngaa fay ay contributi parce que liggéeykat boo gis war na fay ay contributi moom aussi donc nañu waajal suñu bopp ci yooyu tamit di ci laaj ay question ñu mën leen cee tontu li ci des nag moom mooy maanaam ñiy dem vacances nañu xool ban këyit lañu yore lan na leen këyit bi may ñu dem ak ñu bañ a dem ak ñu yor richez-vous tey surtout yan vol la ñu mën a jël ak seen permanence Sénégal bu ñuy retourner aussi yan vol la ñu mën a jël ak xale yi suñu doom yi nga xamante ni dañuy dem vacances nañu moytu jox ko ku ñu xamul wala jox ko ay GP muy indi ay yeneen coow yoo xamante ni kenn mënu xam nuñ koy lijjantee parce que baayam wala ndayam moom nañ ko yóbbu ñoom wala nga fay vol bi agence bi yóbbul la ko waaw boo fayee vol bi agence bi mën nañ la ko yóbbul ci jàmm am ku ko jëli nga déclaré ki koy jëli loolu moo gën a yomb moo gën a yemb mais benn GP wu benn nit ñu bëgg koo jox fukki xale te mu yor ay bagaasam bu wàccee aéroport ay bagaasam lay tal dootul tal xale yi di daw gauche di daw droite dootuñu tal loolu indi woon na coow Milan gii leneen li ci topp nag mooy maanaam assegni familiari yi comme ni nga ko waxee rek suñ Pape ndax assegni yi moom li nga ci wax rek bu njëkk da nga ko daan déposé ñu jox la carte bi nga dem jox la kayit yi nga dem jox sa patron weer wa ca topp ñu tàmbali laa fay léegi nag loolu yëpp soppeeku na
mais nañu jàpp ni ñi nga xamante ni ñoom ay agriculteurs lañ maanaam ci wàllu mbay la ñuy liggéey ñooñu nañ ko daan defee bu njëkk noonu lañ koy defee ba léegi mooy ñi daan def disoccupazione agricole bu janvier jotee ñooñu bu janvier jotee dañuy demander assegno familiare ci disoccupazione bi ñoom noonu ñu ko daan defee noonu lañ koy defee ñoom ba léegi loolu soppeekuwul ci ñoom mais ñeneen ñi nga xamante ni dañuy demander assegno familiare pour seen njaboot yi nekk fii wa ilaa ñi nga xam ni italien lañu te seen njaboot nekk Sénégal te ñu amoon këyit yi wane ni ay ñële seen njaboot lañu ak yooyu bu ñuy ñëw di ko def nañu indaale këyit yooyu ñu mën ko boole ci fascicolo bi mën ko yónnee IMS parce que IMS actuellement nii bu assegno yooyu ñëwee moom mooy jox diitaa bi autorisation système la nag bu xaw a ni ko tubaab bi di waxee bu xaw a soofantal la maanaam bu roñoso parce que kaaf yi dañuy patronat yi dañuy liggéey ba dee dañuy liggéey ba sonn du matin au soir ñu ngi ci loolu bañ nañ ko ba léegi dañooy joxe sax ay rendez-vous léegi parce que dem nañu ba ñu ko gérer parce que commercialiste yi ak consulente yi nanguwuñu koo def parce que da leen di jëlal temps maintenant léegi nit ñi dañu dem jël rendez-vous pour ko déposer te it boo toogee weer wa ca topp gisoo ni fay nañ la ko rek xamal ni c'est très normal parce que du doon lu gaaw parce que IMS mën na toog 2 mois 3 mois soog a joxe autorisation pour que ñu érogarer la ñu fay la sa assegno familiare boobu donc ñu ko déposer actuellement ni am na sax ñoo xam ni mën nañ toog ba décembre ñu soog leen koy commencer fay parce que contrôle moo amul woon ci assegno familiare yi contrôle incrociati yooyu nit day ñëw déclarer a redditoom te daawul indi reddito jabaram te comme fii Italie système bi assegni familiare yi mi ngi dépendre ci numéro famille bi ak reddito familiare bi te reddito familiare bu ñu ko waxee day fay am bu soxna si am bu borom kër gi donc ñaar yooyu boo leen boolee reddito bi mu lay jox ak numéro componente familiare yi ñaata doom la et cetera ci la ñuy am benn tabelle la boo xam ne dañ naan nangam lañ lay fay léegi nag yow bu fekkee daawuloo indi bu soxna si léegi nii IMS mën na xam ndax soxna si mi ngi liggéey wala soxna si liggéey donc loolu moo tax IMS changé ko parce que dafa bëri woon ay truffa dafa bëri woon ay dëgg sërëx yu ci nekkoon yoo xamante ni dañ daan dóor marto IMS rek te IMS daaw ci xam dara di joxe xaalis nii rek comme ça yooyu c'est très normal parce que administration italienne ba léegi dafa nekk indietro dafa xaw a dellu ginnaaw par rapport ak yeneen administration yi nekk ci Europe bi loolu moo tax ndànk-ndànk ñoom ñu ngi commencé di am benn adeguamento boo xamante ni dinañu dem ba ñoom ñu tolloog ak yeneen dëkk yi lu mel ni facture électronique par exemple Italie ren jii lañ ko commencé def yeneen dëkk yi ñu ngi koy def depuis bu yàgg donc yooyu yëpp ay coppatiku la yoo xamante ni ñu ngi fi te it sunu mbokku sénégalais yi képp ku mu ci ñor rek vraiment nañu jege si jël rendez-vous ñu expliquer leen wax leen yëf yi naka lay tëddee xanaa suñ paap rek ma delloo la bu ko defee ñu wax ba Baye Fall rek mu teel a ubbi ligne bi comme ça ñu mën a pencoo ak mbokk taalibe yi ci kàttanu yàlla. jërëjëf sëñ Pape jërëjëf defe naa ni maanaam li nga wax noonu am solo lool wàllu assegno familiare yi moom jar na leeral bu baax ndax léegi gars yi dañ lay laaj sax bu dee ñi nga xam ne dañu yore fii seen njaboot. léegi bu dee immigré dañ lay wax nga accompagner ko certificato di stato di famiglia bu wane ni ñi dëkk ci kër gi yëpp ñi ngi am résidence effective ci kër gi mais beneen bi ci am solo mooy yeneen reddito yi nga xam ni waa kër gi dañ koy am te daanuñu ko woon dugal ci biir assegno familiare xam nga yooyu IMS daanu ko woon contrôler par exemple da ngay gis kër goo xam ni wax nga ko sànq njaboot gi sa soxna si day liggéey borom kër gi di liggéey ma jox la par exemple ñaari exemple mën nañu am mutuwa ci kër gi bu dee dañu am mutuwa di ko fay
normalement bu ñu defee cette traite dañ leen di defal altri rédito yoo xam ne dañ koy jëlee ci régime cette traite da ngay gis dañ lay defal sa kudd ba pare defaral la moo xam li nga am moo xam bu dee 500 € la wala 300 wala 400 € da ngay gis ñu defal la altri rédito boobu da nga ci war a dugal bu fekkee tamit am nga exemple kër goo xam ni dafa am caso invalidità ci kër gi xam nga yooyu rédito yooyu esentelle di tassale du ñu am kudd mais da nga ko war a dugal ci biir cette traite bi mooy beneen kii bi ci suuf beneen kii bi xaaral ma wax la ko léegi mooy beneen kii bi dama fàtte nu mu tudd su ma ko gisee léegi wax la ko parce que xam nga boo defee ci kaw ana conseguité rédito am na beneen caselle la bu nekk ci suuf bu ñu war a remplir foofu it da nga ko war a remplir bu dee kër gi par exemple da nga am cedolare sec moo xam kër gi par exemple am mën nga gis ku yor luyaas di loué kër ñu koy fay nga loolu rédito la tey ji rédito agenzia dell'entrata boo déclaré contrat bi parce que tam ay cas la yoo xam ni dañ ko war di ko wax am ñun sénégalais lu ci ëpp suñu mbir dañ ko def ci wala ñun ay gan lañ fi rek maanaam nekk gan yooyu moo tax ba nga xam ni daanaka jéemuñu dugg ci benn système actualisé ba nga xam ni dañuy conformiser wu ci loi yooyu nag dafa mat a bàyyi xel tey ji cedolare sec yi da nga ko war a sec bi da nga ko war a calculer dugal ko ci rédito bi ci suuf bu fekkee da nga am par exemple ci kër gi ku fa am moo xam ci doom yi ku fa am par exemple pensione d'invalidità am ni dañ koy fay moo xam mezza pensione la moo xam pensione piena da nga ko war a signaler parce que tey jii bu fekkente ni da nga def ci doom ji inabile mooy maanaam dafa am invalidità ci suuf da nga war a wax ñaata la jël ci pensione yooyu yëpp dafa nekk ay mbir yoo xam ni li ñuy conseillé gars yi parce que man dama gis Sénégal yu bari bu ñu leen yónnee xam nga Sénégalais bu ñu ko joxee message bi rek du ko comprendre italien yi duta yu bari dañ lay wax ni la pour nga mën a remplir kii bi online da ngay dem IMS nga jël PIN gars yu bari dañuy dem jëli seen PIN bëgg ko remplir ma leen di déconseillé ñu def lu mel noonu parce que tey jii boo juumee yow la engagé waaw ndax boo ci defee déclaration yoo xam ni dëppoowul ak la nga am yoon mën na la cee topp te it nag dëkk bi jamono ji dañoo nekk ci ndóol bu metti boo xam ni mën naa ni daanaka lu ñuy seet mooy nu ñuy def ba am dara donc fuñ ko mën a retenir rek boo xoolee daanaka moom laay wax ni man dama gëm ni système bi ñu yóbbu ci système assegno familiare yi ñu yóbbu ci IMSS directement façon la pour retarder paiement yi ndax boo xoolee ñi ñuy jox reddito di cittadinanza daanaka xaalis boobu amuñu fuñ ko jëlee donc mu mel ni kon dañuy jël fii xaalis li ñuy wax suul bukki suuli bukki kon tey jii ku amul xaalis bu la waree fay war a toog ay weer fay la war nga seet nooy def ba xaalis bi mu lay jox parce que ñoom buñ la joxee xaalis boobu wala déclaration bu dëppoowul ak yoon vraiment buñ la koy laaj dañ lay sonal kon nag dooguma la sëñ Pape semaine bii passé dafa am benn soxna boo xamante ni dafa dugaloon disoccupazione ak pinam kër la ko defee dugal disoccupazione bi amoon yaakaar sax ni tubaab sax la nag tubaab amoon yaakaar ni xëy na lépp baax na et cetera bi mu toogee ñaari weer kenn fayu ko gisul dara mu demal boppam IMS bi mu demee IMS ne ko sa codice fiscale da nga ci juum xoolal lool ba noppi date de naissance su doomam ci juum rek ci parce que bi ñu xoolee ñoom moom date de naissance su benn doom ji IMS date yi munul crochet wu quoi parce que codice fiscale doom ji munul ànd méngoowul ak date de naissance am dëgg la ñu ne ko non il faut que nga dem patronat ba nangam ak nangam bon parce que IMS ki lay jox information boobu moom kooku xamul fan nga koy def fan nga ko defee mu doog a ñëw reprendre à zéro ba pare day
première ñaari mois yooyu mu def da koy perte. da koy perte léegi nag mu woo ma bi mu ma woowee ma ne ko nag soxna si fan nga ko dugalee pour xooloon juste rek bi mu waxee mu ne ma non maa ko dugaloon sama bopp ma ne ko alors ay compliqué parce que man sa pratique du ma ko gis mënuma ko gis il faut qu'on refasse la pratique. waaw il faut que ñu refaire pratique bi parce que il faut que ngeen éviter yi parce que da ngay perte sa temps après perte loo ma temps wala nga pertal keneen temps parce que boo xësee yow ba dugg ci système PIN boobu mënatoo modifier. c'est ça le problème parce que du la jox accès bi xam nga. tey jii dafa mel ni bu ko si dugalee bu ñëwee wil man du ma ko gis. waaw mi ngi noonu. xam nga ba pare gars yi nañu def attention parce que bërki démb laay xool ci Facebook bi di dawal nii ba ci yàgg rek ma gis xawma taxe free per il 730 maanaam application boo xamante ni dañ koo def apposta pour boo bëggee dugal sa 730 da ngay scaricaare application boobu dugal sa tour sa nangam ak nangam application bi dugalal la 730 bi kon xam nga ñu ngi lay yombalal pour wax la ne la toogal sa kër bul bouger ak application boobu mën nga ci dugal sa 730 te doo bouger doo yëngatu doo fay dara te moo ne de application boobu yow boo ci duggee moom ma ngay dem laaj Google Play xaalis. waaw parce que déjà yow da nga koy jox say coordonnées yëpp mu yóbbu la ci publicité yi. spamming tout. justement te yow la nga ci bëgg amaana doo ko am parce que boo demee taxaw après ñoom say daat yi ñoom ñu ngi ci ña ngay fayeeku ci la nga dugg ci ñoom. tu es obligé nag demaat feneen ak feneen indi maanaam dañu toll jamono boo xamante ni boo ne tekk rek tekk wan la yoon. di wax ak ñi nga war a waxal di dem fi nga war a dem te it bañ a abusé wu trop ci phénomène yu bees yi instruments yi nga xamante ni c'est des instruments virtuels yoo xam ni daf ñuy pour liggéey la boo ko utiliser pour liggéey rek yàlla mën na la ci dimbali mais bu fekkente ni da nga ci bëgg di tenter ci loo xamante ni mi ngi jëm ci sa di compromettre sa liggéey wala sa système fiscal parce que fiscal moom du baale. dama lay faral di dégg ni ngay faral di wax ni état fiscal bi boo leen yorelee bor day màgg ni ñay. du kon boo leen yorelee lu toll ni tarfatal ay ni di nga leen fay lu toll ni màggalu Tuuba. waaw di ko de. waaw kon nañu ci def attention. nañuy dem ci office ci préposte yi nga xamante ni ñu ngi ci dëkk bi. buñ lay xelal ñu xelal la boo xamul loo ko boo amul loo comprendre. man day vieux lu toll lu dem ci ay 730 ay fisco yooyu man duma ko déposer duma ko remplir. waaye nag naka laay déposer naka laay kii dinaa la expliquer la ma ca xam yóbbule it fa ma xam. waaw waaye duma ci dugg duma ci lijjanti duma ci def te rek li ma xam nag moom wax dëgg yàlla yow sénégalais bi boo ñëwee mën nañ koo bokk. liñ ci xam daal as tuut mën nañ koo bokk. ndax ñun lool lañ fi nekkee wuñ fi leneen lu lool ndax boroom xam-xam bi sax yàlla suñu boroom rëbb na ki am xam-xam ba pare téye ko pour boppam. kon ñaan yàlla nañ ci yàlla musal sëñ Pape maa ngi jégalu ci dog-dog bi. dëgg la non wax nga dëgg sëñ bi dafay jaadu ñu leeral ko man temps yi xam nga fan yi lu ma am problème. defaraat ay 730 intégrativo. maanaam mois de avril. ay sénégalais yoo xam ni daanaka dañu ñëw rang. takk ma tarawoo ni ma naa leen defaral 730 ci semaine bi. amuñu contrat lu ci ëpp ay contrat wu agence la ñu yore wala liggéey ñu. précaire. nga dugalal leen yóbbu ko agenzia dell'entrata. weer bi ñu dem am contrat ñëw ni la nga modifier ko mais parce que dafay metti. te chaque année dama leen koy wax. ñoom yaakaar nañ ni boo njëkkee dugal da ngay njëkk a fayeeku. yaa njëkk a fayeeku. fekk ne boo toogoon ba dernier jour bi nga dugal moo gën a wóor. parce que tey jii di nga am contrat bu wóor di nga xam exactement fan ngay yóbbu xaalis bi. mais yow bu fekkee mois d'avril liggéeyaguloo yaa ngi doog a jóge Sénégal ñëw jël say kudd rek jubal si ci Pape Demba ni ko defaral ma 730. mu ne la xaaral nga ni ko non dama yàkkamti chaque jour nga ñëw fa mu defaral la ko. boo indiwul contrat agenzia dell'entrata laa la koy dugalal. nga toog ñaari weer
parce que léegi problème bi mooy bokkutul ak bu njëkk ba. léegi cette train tey online la chaque semaine boo dugalee li nga dugal envoyé nañ ko dem na. mënatuloo ko modifier. à moins que mu am erreur nga xam ni dañ lay yónnee précompilate bi. léegi bu demee nga toog weer nga dellu si waat fekk ne bu xësee ba dem ba ñu valider ko. mënatuloo ko modifier à part nga def integrativo nag mooy nga xaar ba agosto ba ñu tëj yëpp nga doog a mën a modifier boo ko modifier daanaka doo ko mën a fayeeku ci agosto bi. yooyu xeetu bëgg la ak ñàkk xam boo xam ni yow boo ñëwee ci ki nga xam ni moo la war a defal doo ko laaj li gën. da nga koy wax li nga bëgg rek. loolu nag vraiment man daf may métti lool léeg-léeg ci sénégalais yi. dama ci xaw a jàppanteeg ñoom sax parce que da ngay ñëw nit ki ñëw insister wax la ngay wax ko mun la noo defaral ma rek. nga toogaat ab diir gis ko mu ñëw indil la kayit gi toog nga ne ko pourtant lii waxoon naa la ko de mais moom ba muy wax yaakaaroon na ni bu yéexee dugal day yéex a fayal. yooyu nekk na ay xeetu sàggan ak ay xeetu manque d'information yoo xam ni xëy na. association itam war nañ ci commencer di liggéey. di liggéey ngir mën a taxaw orienté sénégalais yi bu yenn campagne yi jotee. taxit benn association bu wootee réunion. tey jii nga xool CADES presque dëkk bu nekk am na fa kenn. ñu ne campagne disoccupation agricole mi ngi jot. janvier nga woote benn réunion boo xam ni ci thème boobu rek la jëm. woo Pape Makhtar. ni ko ñun kat dañu bëgg nga waxtaanal ñu ci thème bi. bu paree nit ñi def question réponse. waaw Sénégalais buñ fa jógee dañuy am information. dañuy am outil. dañu am outil boo xam ni bu ñu demee sax ci kër yi dinañ mën a informer ñeneen ñi ñëwuloon. idée bu rafet la de. bu campagne yu Sete Trente bi jotee. nga woote waat beneen assemblée. parce que nag association yi loolu la ñu war di dundee. mais pas di organiser ay fête yi baax na. mais lenn la ci pàccu maanaam activité culturelle yi. tey jii ay activités yoo xam ni d'information yoo xam ni da ngay teg nit ñi. jamono ji décret sécurité bi. mais bari na ay changements yu ci am. danañ ci waxtaan. SPRAR yi dindi nañ ko léegi projet mi lañu dugal. mu doon beneen façon bu bees boo xam ni dana gën koo garaaw. daanaka dëkk yi association yi daan def bando yëpp bloqué nañ su ma la nee sama dëkk préfet bi dafa am problème. ba dafa mujjee prorogaare projet yi fi nekkoon pour jox leen ñu téye émigré yi ndax kenn nangootul jël émigré ci casino boobu am. effectivement. yooyu il faut que ñu koy informer sénégalais yi tey jii xoola par exemple Cittadinanza bi dafa changé. ñi jotoon a dugal war a def bii uno te defuñu woon par exemple test à doué. tey jii ban parcours la ñu war a def communauté sénégalaise yi waroon nañu commencer trouver ay accord ak ay école conventionnelles ay CIPA yoo xam ni tey jii war nañu mën a commencer di def ay cours du soir spécifique pour sénégalais yi mais boo xoolee li ma gis daanaka benn business bu bees juddu na Pape Makhtar. waaw ndax bii uno bi am na déjà ñu ko commencé def online course bi nga xam ne da ngay fay 100 et quelques euros ñu defal la ko 80 ore online nga fay jàll. moo kon dafa mel ni tey jii daanaka ñun communauté bi des fois bu loi ñëwee du ñu xool yan prédisposition la ñu war a jël. war nañu mën a toog xool mais nag li tax du ñu mën a jël prédisposition mooy du ñu am ay njàngat yu ñu def ci loolu. ndax bu dara xewee. war nañu mën a def njàngat bu alerte jotee ñu alerté ñu war a jóg ñu war a agir ku nekk def sa wàll ndax nag président du il représente la communauté mooy rek kàddu communauté bi mais nag am na loo xam ni ñeneen ñoo ko war a def mais nag problème bi ñu am ñun suñu communauté Pape Makhtar mooy président yi lu ci ëpp defe naa ni dañuy yaakaar ni bari na ñoo xam ni yaakaar nañ ni lépp ñoom la war. omnipotente quoi. waaw tey jii moo tax dañuy dem ba da ngay gis dëkk yoo xam ni
dañuy handicapé seen communauté parce que président bi yaakaar na ni moo war a def lépp te am na loo xam ni du compétence am tey jii communauté bu ñëwee taxaw président bi moo jiite mais ci biir communauté bi am na ñu yëngu ci wàllu sport am ñu yëngu ci wàllu école am ñu yëngu ci wàllu politique am ñu yëngu ci wàllu diine mu di daayira yi président il a le rôle de rassembler toute la communauté bu dara xewee benn fànn mu fexe ba instrument yi ña ko war a doxal ñooñu doxal ko bu leneen xewee mu activer ñooñu et ainsi de suite ba communauté bi mën di dox en cadre communauté bi ñuy wax mën a am njëriñ foofu mais bu fekkente ni tey jii président yi daanaka boo leen xoolee yaakaar nañ ni ci wàllu culturel lu ci ëpp ak wàllu politique rek la ñu war a yëngatu daanaka suñu association yi waxuma nag ñëpp mais bari na association yoo xam ni dañ ko war a dissoudre réformer ko man dama gëm ni tey jii dañu war a defaraat suñu association yi génneel leen benn charte bu bees boo xam ni association bu ko respecté wul dañ ko war a dissoudre Pape Makhtar. waaw jërëjëf sëñ Pape laal nga tomb bu am solo de ndax moom fi nga daanelee foofu laay tàmbalee man nii ndax gis nga loolu nga wax ni réformer association yi leen de xam naa ko gis nga nouveau codice terzo settore bi bu bees bii association bu aggiornarewul statut mi danañ ko tëj muy benn ñaar association bu présenté wul bilan léegi danañ fëgg sa bunt woo président bi te am naa yaakaar ni ñun war nañoo dépassé yor ay association yoo xamante ni vraiment duñu woo askan wi parce que il faudrait que ngay def ay assemblée extraordinaire il faudrait que ngay def ay assemblée di bilancio voter bilan bi tënk ko ci këyit pour déposer au niveau nu mu tudd région bi et cetera pour leeral li ngay def lan la parce que bu ñu changé nouveau codice terzo settore bi c'est parce que am na benn objectif boo xamante ni moom la co-sviluppo moom ministre de nu mu tudd di co-sviluppo moom la soxla et puis région bi commune bi agenzia delle entrate yooyu yëpp dañuy soxla ay dati incrociati gis nga tudd nga sànq le mouvement CADES ma ciy profito rek parce que bu doon sama sago sax wax dëgg yàlla ñu jël benn émission boo xamante ni dañuy invité ñetti président d'association kooku lu ma ça me tient à cœur daal pour que ñu mais boo koy def da ngay jël association yi nga xam ni peut-être mën nañ leen jël comme pilote lu mel ni association Brescia association Bergamo wala boog ku mel ni peut-être association Parma ndax tey jii foofu nga mën a gis vitalité boo xam ni di nga ni ñii kat ñi ngi dund donte am na sax ay lacunes mais ñi ngi dund mais da ngay xool yenn dëkk yoo xam ni da ngay dem fekk fa ay dinosaures dañ lay wax 20 ans benn président moo fi nekk y a problème pas non y a problème ça c'est vrai non kooku dinañ ko def benn série d'émissions boo xamante ni chaque émission dañuy jël 3 associations du nord 3 associations du centre 3 associations du sud après ñun nag ñu def ci njàngat après inchallah ñu xool par rapport ak li ñuy def loolu lu am solo la mais damay bëgg a wax foofu rek que ni comme ni nga ko cité sànq mouvement CADES bi yàlla dogal na ñun lépp luñ waroon a def ci toppatoo suñu ay këyit adéquare suñu statut par rapport ak nouveau codice terzo settore bi loolu yëpp def nañ ko lettre yi nga xamante ni war nañoo dem ci autorités yi dem nañu lettre bi nga xamante ni war nañoo dem ci association yi bind nañu ko semaine bii lañu koy yónnee association yi ci email yi ñu yore muy Brescia ba Sardegna association yi ñu yor yëpp ak fédération yi ak daayira yi dinañ leen yónnee lettre yi ko lettre de collaboration bi ak partenariat bi bu ko defee loolu nga doon wax sëñ Pape maanaam parce que sëñ Pape dafa nekk ci mouvement CADES bi Pape Makhtar dafa nekk ci mouvement CADES bi Mamadou Mbaye Thiam sax danañ ko yónnee lettre wax ko ne ko dimanche bu jot CADES mooy def émission nekkatul Pape Demba ak vieux waaw CADES mooy nekk ci rajo bi léegi di def émission parce que il est temps vraiment ñu créer benn cabine de régie boo xamante ni il faut que ñu changer interlocution yi
parce que ñun en tant que membre CADES jóguñu pour jël rôle association jóguñu pour engombrer le champ des associations mais dañoo jóg pour jàppale ces associations yooyu pour que ñu gën a émerger pour que la leen jafe woon ci orienté ak informé tey mu yomb leen parce que ci CADES mën nañ ci retrouver bépp ressource boo xamante ni soxla nañu ko donc scope CADES pratiquement loolu la et puis yombal sunu link sunu liaison entre la diaspora sénégalaise ak nos autorités parce que Seydina sama xarit suma doomu ndey bi nekk Brescia di président Brescia xam nga mënta jóge Brescia dem Toscana bëgg am lu mu fay wax wala lu mu fay def wala lu mu fay kii te invité wuñu ko mais CADES mën na boole Seydina ak waa Toscana pour que ñu liggéey ci benn projet CADES mën na dem waxtaan ak waa Toscana def fa benn initiative CADES mën na dem Brescia def fa benn initiative ak association bi CADES mën na ànd ak sëñ Mamor ci tournée yi muy def CADES mën na ànd ak sëñ Habib Sy ci tournée yi muy def maanaam Pape Makhtar doguma la maanaam loolu moom dama ci sant waa Toscana ndax fii moom yàlla defal na ma tawféex boo xam ni fépp fu ma dem ci ndaje bu ñu gisee sama jëmm ju ñàkk solo ji ma bëgg ko que ma bañ ko bëgg dinañ ma woo jox ma kàddu ni ma lépp lu ma am lu jara leeral jox nañ ma kàddu naa wax leeral ko ndaje bu munti doon ba bi sëñ Mamor ñëwee dañ ma jox benn temps sëñ Mamor rafetlu ko bu baax ma waxtaan ci seconde génération yi ak immigration actuelle situation bi mu toll njàngat bi ñu war a def daanaka mel na ni fu ma dem rek parce que loolu it il faut nga reconnaître ko daayira yi comme daayira yi des fois am nañu pouvoir boo xam ni seen mbooloo moo gën a yaatu te na nga fay mën a wax ak nit ñi nañ lay mën a dégloo du bokk dëgg la léeg-léeg lu ci ëpp suñu problème ci association yi c'est politique tey jii da ngay gis président bi bu la neexul daanaka du la invité jamais waaw loolu nag day nekk handicap pour communauté bi effectivement ndax Pape Makhtar bu mënee dem ci tubaab yi di ko woo muy dem di liggéey di joxe xam-xamam ci biir tubaab yi communauté mën ko privé wu vraiment lu dommage la foofu maa ngi jël ci kaw xam nga li tubaab bi di wax rek on n'est jamais prophète chez soi maanaam di nga nekk ak sa mbokk lool mu mën laa amal njëriñ lool waaye xeeb gañ koy xeeb ci gox ba mu dëkk amaana beneen gox bu jéggee raay bi rek wala mu jéggi tali bi gox boobu ñu ngi koy valoriser te loolu wax dëgg yàlla mun naa ñàkk ci suñu communauté parce que la may mën a dem def feneen bu ko keneen gisee sax mën na ni kii mooy Samba Àllaar te amaana sax xëy na demeewut noonu waaye xëy na yaatal guñ la war a yaatal moom lañ la yaatal te nit ki it moom it boppam la am bala muy xool leneen day xool boppam ba noppi day xam ni man kat bu nit ñi xamul li may jar man xam naa sama njëg man it du ma mayee sama bopp comme ça tamit parce que dafay xaw a oyof loolu daal moo tax yëf yi du ma ni win-win la du ma ni gagnant la mais nañu tàllal loxo yi kenn ku ne tàllal sa morom loxo ndax li fi nekk ci ay waxtaan bari na li fi nekk ci ay ndëgg sëra suñ baab gis nga damay faral di wax jeunes yi nga xam ne dañu nekk ci coopérative yi nga xam ni coopérative yu doy waar lañu tey ñu changé tour gannaaw suba ñu def ne pour ñu xam ñoom réellement seen liggéey ñaata lañ leen fay ba faral di wax am na ay ndëgg sërëx yu fi nekk yoo xamante ni di ngeen di ñëw ñu toog ñu waxtaanee ko ñu xamal leen ne leen doxee leen nii demandé leen seen patron lii ak lii ak lii ak lii mais xam nga parfois da ngay gis sénégalais bi. waaw sénégalais yi maa ngi ciy dund lu ma metti loo xam ne mënuma la ko wax diggante Prato actuellement schiavitù bu bees bi am ci communauté sénégalaise bi. Prato la nekk. effectivement. léegi communauté chinoise bi. lañ daan def seeni mbokki chinois. defatuñ ko chinois yi sénégalais yi lañ koy def. sénégalais yi lañ koy def. mais malheureusement mësuma gis sénégalais buy signé contrat indil ma ko. duñ la ko wan laa leen di gis. bu leen chinois bi di menacer dàq. su problème amee. wala ñu dem ba mënatuñu. ñu ñëw ci man te man syndicaliste la.
pour me déplacer normalement mais déplacement da nga ko war a def di tutelaare mandat da ngay am mandat sax am mandat say tesserati mais daanaka su ma la nee sénégalais yi ku ñëw ci man da nga am problème waaw am problème du ma la gis Pape dëgg la xam nga loolu yëpp ñàkk xam la ñàkk xam ak yaakaar ni àdduna lépp fleur rose la parce que liggéey moom chaque fois dafay am ay jafe-jafe mais li am solo li gën a am solo mooy nit ki na xam lan mooy ay devoiram xam lan mooy ay droit am parce que amul benn patron boo xamante ni daf lay wax sa ay droit man gisaguma ko patron bu lay wax sa ay droit man taal gisaguma loolu patron bi daal li mu lay wax mooy heure bi ngay ñëw heure bi ngay dugg ndax mën nga def extraordinaire yooyu la lay wax ak mënoo dem férié période bi yóbbu ko ba beneen période ndax liggéey bi daa bari ak daay ak bravo loolu dong la patron yi di wax ma kanta patron bu lay wax ne la am nga droit am permesso bi retribuito am nga droit am paternité même bu fekkee sa soxna am na doom sa soxna liggéeyul yow yaay liggéey am nga droit jël paternité sa patron droit yooyu du la ko wax kan moo la koy wax lu dul sénégalais bu nekk ci syndicat bi di liggéey mën laa am ci yoon yu mu la teg donc je pense que gars yi parfois xam nga tam kenn ci ñun du dem ci docteur di ko nëbb góomam boo ko nëbbee docteur bi moom xamu ci dara mënu la koo fajal il faut que gars yi di comprendre aussi que ni syndicat bi ñu nekk tamit ñun nekkuñu fi rek pour di tontu sénégalais yi kese kon kenn duñu fi teg kon dañuy ubbi suñu syndicat wu bopp mais ñun dañ fee nekk pour tontu erga omnes dañ fee nekk pour tontu ñëpp muy indien bi muy tubaab bi muy ñeneen ak ñeneen te nag bu ñu waxantee dëgg rek man moom dama koy wax sama baat ci kaw ma waxantee dëgg rek man lii may tontu ak ñi may seet si li ci ëpp du Sénégal li ci ëpp ay tubaab lañu man sama bureau ak ñi may tutelaare ak diitaa yi may dem li ci ëpp du ay mën naa ni sénégalais 1% la ci sénégalais en général bu ma ko jotee téléphone laay gën a sonn sax ci woote bi ak laajteeg nangam ak nangam même pour déplacer wu ñëw ci bureau bi c'est un problème pour ñoom c'est-à-dire gis nga bu ñu bëggee régler le problème il faut ñuy teg baaraam bi ci góom bi di wax nekk aussi te ñu bañ ñoo jam baaraamu tuuma naan ay waaj yi nii la mel ak waajee nee la mel ñun suñu liggéey la ñu yore te tontu sénégalais bi taxul ñu fay ñu buñ ko tontoo ñu fay ñu buñ ko tontuwul ñu fay ñu waaye diitaa ba ngay suivre boo fa demul def fa la nga fa war a def secrétaire général bi dana la woo taaj la wax ak yow ne la lii ak lii ak lii parce que laboratoire yooyu duñu ay sénégalais ay tubaab lañu ay indien lañu ay ñeneen ak ñeneen lañu ñoom ñooy lamentaare wu parce que defoo sa liggéey donc il faut comprendre que ni ñun ñoo am yaqin am maanaam yaatal ak bëgg suñu askan bëgguñu ñu des ginnaaw ci information alors noonu nga xamante ni ñun am nañu bëgg-bëgg boobu nañu ko yombalal liggéey boobu rek pour mu mën a baawaan mën a egg fépp fu ñu ko bëggee mu jaar ci association yi jaar ci daayira yi comme loolu nga wax noonu association yi bu ñu bëggee lu ni mel ci yenn période yi bu ñu contacter le mouvement CADES incha allah lettre yi danañu ñëw ci egsi ci ñoom bu ñu contacter le mouvement CADES dana xam kum leen di yebal koo xamante ni xarañ na ci thème boobu ñu soxla mu defal leen waxtaan thème bu ñu bëgg nag lépp lu ñu bëgg bu ñu bëggee waxtaan ci xale yi on a des professeurs yu nekk ci biir CADES bu ñu bëggee waxtaan ci soxna yi am nañu ay soxna yu nekk ci biir CADES bu ñu bëggee thème waxtaan ci defar ay poésie wala concours leneen CADES am na ay poète am na ay écrivain am na ay journaliste ni fu mel ne am na kum bind leen non man maay wax Baye Fall ni ko li ñu dese ci minute bareetul ñu mënee ubbi ligne bi rek bu amee mbokk yu bëgg a dugg ndax tey moom mel na ni gars yi dañoo xaw a bàyyi ñuy déglu maa ngi gis lire commentaire yu bari mbokk yi di rafetlu xam naa dañ ñoo namoon rek dëgg la waaw xam naa dañ gaay moom laa gis léegi moo dugg di commenter vraiment émission bi di wax ni mi ngi ñuy bàyyi xel di wax ni émission bi am na solo lool bari na mbokk yi ci commenter sama sëriñ sëñ Pape Ndiéguène
ak mbokki taalibe yu bari vraiment ñi ngi bàyyi xel émission bi gars yi nag moom bu ñu gisee ñu dugg rek ñu ci bari dañuy dugg ndeysaan sëñ Baro moom it mi ngi dugg sëñ Bouba Diop sëñ Fallou Gueye soxna Mbenn aw Kodou Niang Mamadou Moustapha Touré Abdou Silla bari na gars yu commenté daal ndax léeg-léeg moom gars yi ñu bari loolu yëpp ay ñaax la waaw waaye nag dañuy bëgg léeg-léeg gars yi di dugg di joxe seen point de vue ak it laaj yi ndax dafay am solo waaw laaj yi surtout moom am na solo loolu bokk na ci li nga xam ni mooy gën a dundal émission bi xam nga waaw loolu moom di nga laaj loo xamante ni amaana am na ku ko bëgg a laaj te jotalewul woote bi dëgg la bu ko defee bu ñu ko tontoo rek yàlla mën naa dogal mu egg ci keneen ak keneen koo xamante ni problème la woon mu mën koo résoudre maa ngi ziar sunu doyen waaw maa ngi gis ni mi ngi ñuy suivre sëñ Ali Baba ndeysaan waaw doyen yi kooku nee naa ko bàyyi xel saa su ne ndeysaan ñu koy ziar yaa ci ngalaaba moom dinaa ko kooku moom gëj koo woo erreur la nangu joxe xam-xamam ci communauté bi vraiment waaw gëj koo woo erreur la doyen dinaa la woo incha allah waaw ñu jàpp rek xam naa ma lay expliquer di nga comprendre xam naa nag li ma bëggoon a tëjee ñu ci njeexal bi bu fekkee kenn dugul semaine bi ndeysaan bari na ci lañ doon def bac Sénégal boo leen ko xoolee ak maturité fii nga xam ni ñoom ñaar ñoo tolloo boo xoolee Sénégal lu yéeme moo fa am sëñ Pape Makhtar loolu nag yaa ngi koy wax sànq ni jeunesse su jëmbatu ëllëg moom la ñu war a aar ba taxaw leen ba ñu nekk une jeunesse modèle ngir ëllëg ñu mën a am ricambio boo xam ni dañ koy ndamoo boo xoolee année bii passé c'est une première Sénégal amul benn grève amul grève bi ñu defee examen boo xoolee résultats yi dafa noon résultats yu catastrophique ndax buñ lay wax ni la par exemple général maanaam ci données générales yi nationales quelque chose comme moins de 25% ñoo admis lu yéeme la loolu dafa war a tax ñu revoiraat suñu système njàng ndax tey jii boo xoolee fii Europe buñ la nee maturité classe bi boo xoolee ñëppay jàll donte tey jii boo jëlee bachelier wu Sénégal ki am bac ki doog a am bac ak ki doog a am maturité fii boo leen tegoon ñoom ñaar bachelier wu Sénégal mën na lekk ki am maturité fii ndax bokkuñu xeet ñàkk dëgg la waaye bu ñu demee 2 ans ci biir université gone gi nekk fii dana raw ñetti yoon wala ñaari at étudiant bu nekk Sénégal parce que nag suñu njàng ñëpp xam nañ ko dafa nekkatul dafa représenté tul contexte u adduna bi ni muy doxee ndax tey jii boo xoolee fii suñu doom yi fi nekk bu ñu génnee bu ñu dugg supérieur rek ñu ngi leen di commencer spécialisé la ñu war a dem defi nga gis Sénégal seen jàng dafa metti dañuy dugal maanaam matière yu bari ci biir njàng mi boole ci bu ñu demee ba nga xam ni def nañu examen ba duggaat université ba léegi duñu spécialisé wu dañu yore seeni kayit di jàng rek loolu nekk erreur boo xam ni lu mat a seetaat la waaye it ci biir njàng mi boo xoolee Sénégal tey jii am na ay institution yoo xam ni résultats yi ñu présenté ak école publique résultats yi mu présenté dafa nekk le contraire de tout ma jox la exemple école Charles Thioréré 100% la am nga jël école bu mel ni par exemple école d'excellence bu Diourbel 100% la am nga jël par exemple école privée catholique yi
gën gaa tuuti 80% la ñuy am. nga jël par exemple beneen liggéey bu ñuy saluer di ko ñaanal sëñ Mamor Mourtala. Al Azhari ils ont des résultats incroyables. nga dem ci école publique yi nga xam ni état bi moo yore financement bi war fa def la ëpp ca xaalis ak instrument pour ñu jàng mënuñu dépasser les 20% d'admissibilité. C'est vraiment un paradoxe. loolu war nañ ci seetaat moo tax man dama koy wax ni léeg-léeg erreur la ñi yore fii seeni doom di leen jël ci leen yóbbu ñuy jàngi Sénégal parce que nee nañu français bi ñuy jàng italien bi kenn mënu ci jàng wax bu yàqu. émission la de. fi nekkee sa doom bu fi nekkee instrument yi mu mën a am pour jàll moo ëpp foofu instrument yi mu mën a am pour jàng Sénégal. tem la de sëñ Pape kooku. loolu tem la. am na ku ñëw ci man jamono yee ni ma sama doom de ren ji dama bëgg mu arrêté ma ne ko mbaa jàmm mu ne ma université fay bi dafa seer. dama bëgg mu liggéey. loolu it war nañ ci toog xalaataat ci xool ñun ñi fi jiitu maanaam lan la ñu bëgg ak ban genre immigration la ñu soxla. maanaam wàllu njàng mi daal man gis naa ni war nañ ci wax bu baax. ndax it vraiment suñuy doom buñ leen joxee instrument yi ñu war a def yi ñu war a am pour jàng ils sortent avec des résultats extraordinaires man dëkk bii ma dëkk xale yi fi doon def maturité daanaka seeni moyenne entre 80 la ak 100 am na sax xale ci am centista boo ko xoolee maa ngi ko dugal sama page Facebook ci maa ngi koy gis naa ko. kon xale yooyu seen baay ñu ci bari seeni baay dégguñu kaay ma rey la. gone yooyu bu ñu mënee bokk ci école d'excellence su Italie. royukaay yi nga xam ni moom la dëkk bi di ndamoo. ñu am possibilité teg leen ci yoon. waa est-ce que jaadu na xale yooyu ñu leen di xañ seen scolarité dañ pap loolu daal benn cri de cœur la bu mu bëggoon dugal. non kooku gis nga daal. mais gis nga sëñ Pape li nga wax nii kii thème la thème bu yaatu la parce que doo wàññi benn kër ñaari kër te doo fa fekk ab sénégalais bu yor doom ju war a jàng bu ne fii wala bu mu yóbbu Sénégal. am na yaakaar ni bu ñu ko defee thème dinañ ci am participation ci déglu ak ci participation appel vraiment yu am solo ñu am ci ay njàngat yu bari yuñ ci mën a def parce que li nga wax rek ci njàngale Sénégal jàngale bi benn instant dafa manqué qualité parce que man damay faral di wax sax sama waa kër vous vous rendez compte déglu leen professeur bi ni muy waxee français man mi nga xamante ni ba ma gëjee toog ci banc classe xaw ma ban banc université sax xaw ma laay wax ba ma ci gëjee toog ça fait léegi plus de 21 ans je me rends compte ci erreur yi ñuy def bu ñuy wax français ñi nekk université surtout donc il y a un problème de qualité gëstu bi nga xamante ni les professeurs gëstootuñu ko man je me rappelle sama prof philosophie dafa daan toog ba ci yàgg mu invité ñu këram comme ñun ay xaritam la ñu woon mu invité ñu këram man moom ak sama yeneen copain ñu nekk foofu naan ataaya di discuter ci benn thème Platon lii la wax wala Nietzsche lii la wax wala yooyu wala Omar Khayyam lii la bind lii la wax nanga man ñu nekk fa di discuter ba jusqu'à ay 20 heures ñuy soog a ñibbi bu ñuy ñibbi kenn du yóbbu dara parce que philo moom moo mel noonu. booy dem doo yóbbu dara. bu subaa mën nga amaat sax beneen idée ci loolu nga waxoon. mais da ngay wax ban philosophie la ñuy jàng. voilà ndax tey jii ñun sunu réew tey jii. et qui est plus philosophe que Cheikh Ahmadou Bamba. amul. qui est plus philosophe que Maam Alaaji Malick dañu bind ay téere yoo xam ni mais dañuy philosophie ci jikko. di philosophie ci àdduna. di philosophie ci doomu aadama. tey jii ñun sunum réew bu ñu bëggee avancer. ci thème yooyu ngay jël. waaw. mais nag boo bëggee jël. il faut que mu laaj. day wax loolu kooku il faut que mu laaj aussi gouvernement bi am benn
adaptation réformer waat aussi dugal leen ci bi parce que taalibe bi nga xamante ni jàng na ba li mu war a jàng ci alxuraan beeg lépp jàng na ko ba wàcce ko bu toogeeg tubaab bi dafay charmer tubaab bi bu toogeeg ki jàng ci baawu école yi fii nasaraan dugg ci université yi génn ak master am et cetera kële taalibe bi mën na ko charmer ci lépp ci àdduna xamal ko àdduna jàngal ko àdduna ndax dafa am njàngale bi nga xamante ni moom ci la taataan dafa ànd ak ay valeur kii nag njàngaleem instruction rek la musul appliqué te kële jàng ay lu ñuy dund la parce que valeur da nga koy dund quoi valeur du loo xamante ni rek dañ lay wax lii la ak lii ak lii ak lii lu ñuy dund la loo xamante ni yow loo mën a teg sa loxo la parce que bu ñu la waxee nit dafa am yaraange nit dafa yaru wala nit dafa am kersa looy gis ci moom la looy dund ci moom la mais kii bu ñëwee indil ma ay théorie tegal ma fee du lu may dund man mun naa dund ba àdduna bi jeex ba mu tukki te du ma gis théorie yooyu du ma ci jaar ndax mën naa dem defi leneen donc mu doon ay qualité yoo xamante ni il faut que ñu delloo siwaat njàngale mag ñi dugal ko ci dans le système pour que xale yi mën a amaale ces valeurs là mën a màgg ak moom parce que loolu rek moom moo ñu mën a dimbali ci sama xam-xam bu gàtt moo ñu mën a dimbali ci saayir moo ñu mën a dimbali ci baatin parce que dëkk boo xamante ni tuuti wulit ba kenn du ko tudd waaye am na lu fa nekk loo xamante ni amaana mën nañu te it dafa nekk au centre de toute disons discours ak attention wu nit ñi ci àdduna bi yëpp Sénégal dafa nekk au centre du débat nekk au centre de tout yaakaar naa ni war nga mën a am benn système booy adopté boo xamante ni da ngay waajal sa jeunesse waajal say doom waajal xale yi encadré leen ci système boo xamante ni da ngay départ à partir des valeurs yi nga xamante ni mag ñi moom lañ fi bàyyi woon parce que mag ñooñu valeurs yooyu buñ ko fi bàyyiwul woon wala buñ ko deful woon ci ñi fa nekk nii actuellement te ñooñu taataanoon ci valeurs yooyu yaakaar naa ni doon na feeñ déjà ci parce que boo xoolee ci ay comportement wu ay nit koo gis mu am yenn comportement yi rek buñ la waxee jaar-jaaram da nga naan bettu ma woon waaw donc te loolu wax dëgg yàlla ba ñun ñii nekk fii sax vraiment kuñ ci ne diw la nangam ak nangam di nga ne kooku moom mënumaa bett lan li tax ñun tubaab yi mën ñoo ràññee ak yeneen xeet yi mais am na lu tax dëgg la am na lu tax pourquoi duñ ci posé wu question donc y a quelque chose cette quelque chose là ñun nag loolu la ñu war a mën a dem découvrir pour mën koo transmettre suñu ay doom donc vraiment je pense que kii thème la boo xamante ni war nañ koo mën a waxtaanee ko xool njàngale mi fee xool njàngale mi fii xool la différence et puis ak naka nga mën a surveiller sa doom yow mi muy nekk ci sa pegg ak bu nekkee fee est-ce que am nga surveillance boobu ak lan mooy lan mooy la cay gën ak cher bi ñuy wax fii est-ce que bu nekkee fee la muy dépenser ak nangam ëpp ko yooyu yëpp ak risques yi nekk fële grève yeeg nangam est-ce que nekk lu sacrifier aussi sa njàngub doom donc yooyu li ci nekk bari na mais nag parfois c'est un choix yenn saa yi choix lay nekk ci nit ki mu def ko peut-être non par mais nag d'accord ma ci choix boobu sëñ bi waaw choix boobu ñuy wax maanaam man dama gëm ni foofu dañu xaw a adjectif bi moom réer maanaam dañu personnaliste de trop ndax da ngay gis tey jii ku indi njabootam fii ku leen fi indee commencé bénéficier wu lépp li nga xam ni moom la njaboot gi war a am. non nañ ko wax rek excès de l'égoïsme parfois. égoïsme la voilà parce que tey jii yow boo ñëwee dugal sa njaboot ci sa système familial ñu leen di fay. nga jël lépp boo commencé bu ñu leen commencé fay nga ni fii dafa metti naa leen yóbbuwaat. ba pare lañ leen di fay yow nga jël ko di ko jariñoo te doo leen may opportunité ñoom ñu épanouir wu. ndax loolu vraiment gâchis la boo xam ne tey jii boo xoolee ñun suñu problème
immigration Italie loolu bokk na ci li ko bloqué ñàkk nangu toog fii suñu famille def fi projet ndax tey jii Pape boo ko xoolee ñi fi toog créer fi projet am fi projet ak seen famille bokkuñu ak ña nga xam ni daanaka dañuy jaamante ka ñëw rek dëgg la mënoo leen wax ni ban bari na nag ñu fi ñëw ñoo xam ni waxuma ñi nga xam ni dañuy ñëw gaawantu indi seen njaboot te matuñu ñëw indi ñoom seen bopp sax nekk ci situation boo xam ni doy na waar waaw mais damay wax ñi nga xam ni dañu def projet indi fi seen njaboot wax dëgg fa yàlla boo xool situation bi ñuy dund bokkul ak xale yi nga xam ni dañ leen di jaabante tey jii da ngay xool xale yi ñuy jaabante di leen yóbbu Sénégal ak ñëw mais xale yi boo xoolee seen cursus scolaire retard bi ñuy am kenn mënu la ko wax dëgg la waa Sénégal dañ leen di raw waa Italie raw leen ndax bu ñu ñëwee fii par exemple war a dugal kayit dinañ fi def au plus tard au minimum 6 à 7 mois ñu jàng wala bu ñuy jàng alphabétisation la ñuy def bu ñu delloo waate Sénégal ñu ngi ci même système boobu loolu daal xam naa ni moom dem la de daal parce que man de temps yi bokk na ci sama cheval de bataille yi nga xam ni fu ma dem ci mbooloo mi loolu laa leen di wax ndax bu ñu bëggee am ñu wuti ci dëkk bi dañ war a yar ñoo xam ni ci dëkk bi la ñu juddoo yaroo tolloog seeni maas wala ñu raw leen waaye boo bëggee nit juddoo fii nga delloo wax ko Sénégal bu ñëwee mooy gën a sonn bàyyam wala ndem dëgg la ndax dafay juddoo fii ba pare du am benn instrument pour mën a taxaw xeex li ko metti ci dëkk bi ndax nag ñuul ci dëkk bi dafa am problème on a des disparités yoo xam ni énorme ci wàllu liggéey ci wàllu classe ak wàllu ay jalonnement tey jii man yow Pape xam nga ci dara man damay toog suñu bureau tubaab bu ma xamul bu ñëwee daf may gis comme une exception ce qui veut dire que ni encore dund guñu taxaw nga xam ni yeneen xeet yi sax mën nañ ko comprendre parce que boo xoolee tey jii albanais yi ñi ngi commencé insérir ci système bi yaa ngi gis boo duggee ci hôpital yi ñoom ak naa commencé na ñu am ay médecins avocats ñi ngi Sénégalais wax dëgg fa yàlla tey jii nga gis un Sénégalais médecin ñu ne la mi ngi opéré bu amee it lu raar la buñ la nee ci man de gisuguma ko te biir Italie Sénégalais buy opéré daal gisuguma ko ay avocat daal ak yooyu moom vraiment gis nañ leen sax bariwul parce que boo nee avocat nga tudd benn tur mais du ndam da nga war a tudd ay tuuri loolu nag ku ci nekk da nga ci am taxaw dañu war vraiment fu ñu nekk rek war nañ ci waslu ak di orienté parents yi man de dama koy wax parents yi tey jii fu seen doom nekkee média war nañu xool xale bi déjà fan la war a dem ñu bañ ñu orienté bu dee jigéen ñu Albert Guéré xool potentiel u xale bi taxawu ko bu jaree sax boo mënul mais am na ay répétiteurs yu fi nekk yoo xam ni wala ay association yoo xam ni sa doom war na fi mën a war na fi mën a dem ñu jàppale ko orienté ko parce que xale moom am na foo xam ni bu fa xësee ba yegg moom ci boppam mën na jàngal boppam ndax xale bu demee ba romb supérieur rek daanaka mën na suivre boppam loolu nag communauté sénégalaise yi ñoo war a créer association yi damay delluwaat def li ñuy wax tutoring ndax léegi dépassé nañu di ñaan ndimbal lépp am nañ ko xale yi nekk supérieur xale yi commencé nekk fac ñu leen di jël ñu xam ni dañu war a rendre la monnaie à la communauté di jàngal seeni rakk di leen bu ñu leen dul jàngal sax ñu leen di suivre di xool seen ay di xool seeni note léegi argot bi parent bu nekk application bi da koy def ci téléphone am da ngay xool say doom xam seeni absence xam kañ la ñuy jàngi yooyu yëpp war nañ ko mën a toog vraiment xale yi ñun ñu ne léegi at yi di jëm priorité sunu doom yi jàng la ñu war a def investir ci maa ngi koy wax ni tey jii léeg-léeg nga gis parent boo xam ni
wax dëgg fa yàlla dafay bëgg doomam jàng dem fac mais du ko mën. tey jii association bi wala daayira bi wala ambassade bi war nañu mën a def ay bourse d'études. di jàppale tey jii daayira yi war nañu mën a dajale xaalis génn ci benn somme boo xam ne dañ koy teg pour tànk yi nga xam ni dañu war a dem jàngi. loolu dafay nekk loo xam ni da nga leen di maanaam da nga leen di ñaax ba tey jii bu ëllëgee am na loo xam ni dootuñu ko def ndax bu jëlee daayira bi bu jëlee am lu mu def ci moom wala association bi am lu mu def ci moom xale bi dana am lu ko jom. dañ bi mel na ni romb nañ fa ñu waroon a kii de ñu ngi ci cappaandaw bi naa la jox nga kiiwaat rek thème bi dañ koy def thème spécial waxtaan incha allah sëñ Pape dañoo waaw sëñ Pape moom kay ñi ngi wax waaye waxtu bi allo sëñ Pape waaw maa lay dégg dañoo xaabaabal mbaadu ñi ngi xaabaabal comme tey jii moom defe naa ni waxtu yi jot na te gars yi moom ñi ngi déglu ñi ngi may bind nag ñu bari ndeysaan soxna Bousso Ñas mi ngi may envoyé message bari na mbokk yi nga xam ñi ngi ñuy suivre à travers les réseaux sociaux mais lu ci ëpp dañuy bëgg di envoyé message man nag damay bëgg léeg-léeg ngeen di dugg di joxe seen xalaat. waaw sëñ Pape ma jox la nga tàggoog mbokk yi. waaw sëñ Pape xanaa di kontaan rek loolu nga wax noonu daañ ci dellu si waat incha allah ndax am naa yaakaar ni réew mi moom lu fi nit waaye mu amul woon yaakaaruma ni dañ ko fi liggéey ci sa li nga fi dese investir ci xale yi rek moom moo fi des yaakaar naa nag kooku moom li may wax rek nañu créer cabine de régie boo xamante ni dañ ciy jublu ñun ñëpp muy association muy daayira société civile bi fi nekk ñun ñëpp ñu lëkkaloo ci loolu rek mën a liggéey ci investir ci xale yi fi seen ëllëg di kontaan nag bu baax di dellu siwaat tey bokk ak yow di Nova Plateau bi parce que namoon nañu rajo bi namoon nañu auditeurs yi namoon nañu Modou Mbaye Thiam Baye Fall namoon suñu jëwriñ yi vraiment rajo bi moom di fi gëj sax erreur la moom kay xanaa lañ ne woon Sénégal rek waaye bu ko matale woon moom vraiment émission bi sax Sénégal lañ koy defee buñ nekkee Sénégal mais yàlla baax na comme dellu siwaat nañ ci jàmm rek dañuy tàmbaliwaat liggéey bi rek nekkaat ci kàttanu yàlla di kontaan bu baax a baax xanaa di jox ñëpp dox daje bu soobee yàlla dimanche bii di ñëw incha allah ci yeneen i thème ci kàttanu yàlla jërëjëf sëñ Pape. waaw jërëjëf sëñ Pape Mokhtar yow it ñu ngi lay sant bu baax ñu ngi ziar nag sunu jëwriñ Cheikh Mbacke Mboup jamono yi ñuy waxtaan ak yéen mi ngi fële ci États-Unis ànd ak sëñ Mamor Mbacke ci Cheikh Bamba Day bi nga xam ne moom la ñuy def New York ndeysaan di ko ñaanal suñu borom taxaw ko ci ba lépp loo xam ne rek moo ko fa yóbbu mu def ko jàmm dellu seeg jàmm ñu ngi koy ziar bu baax di ziar it sëñ Modou Mbaye Thiam Baye Fall ci xarala bi nga xam ni moom lay def moom sëñ Aliou Mbuub ak sunu mbokk Baye Saliou xam naa du ñàkk ci ay jamono rek dinañ dellu siwaat ci Zadul Musafir mu di waxtaan yooyu nga xam ni dañ koy amal par samedi ci télé bi jot gee ñu ko mayloon rek ak koor geeg ziar yi nga xam ni moom tournée bi sëñ bi doon def waaye comme jamono ji dellu siwaat nañu dinañ seet vraiment ak techniciens yi waxtu jàppandale rek ñu tàmbaliwaat émission yooyu fas yéene ci nag yokk ci tam parce que bëgg nañ vraiment Pape Makhtar participer ci ndax yoon la boo xam ni vraiment bu ñu sañoon dañ koy yaatal ba lépp loo xam ne rek njariñ la ñu mën ko am di ziar mbokk yi nga xam ni vraiment ñi ngi àddu di ñu suivre ci émission bi ñu amoon mbégte lool dellu si waat ak yéen di jégalu nag ci lépp loo xam ne rek kàddu gu dëng la leen xamal ni doomu aadama moo matul waaye lu fi baax rek ñu xam ni ndimbalu sunu borom la yéene ji rek moo di vraiment fexe ba mbokk yi ku ci nekk rek am benn yëngatu boo xam ni day jóg ci sa xalaat sa xel ñu xam ni sunu communauté bi jaadu na jot na ñu defaruwaat tàmbali ko ci ñun ñi dem ba ci mbokk yëpp
ndax it communauté bi bu doxee ci ñun ñëpp la doxee waaye it bu delloo ginnaaw ñun ñëpp ci am responsabilité loolu rek mooy tax léeg-léeg ñuy laal fi nga xam ni mooy metti di ci jéem a joxe ay solution parce que donte nit ñi dañuy wax ni dañuy critiquer waaye ñun dañuy joxe poser problème ba pare joxe une proposition defe naa ni bu ñëpp defoon noonu ñu ci addu ñun ñëpp rek yëf yi mën naa dox kon mbokk yi loolu ma doon tey ji diaspora 21 luglio 2019 nekkoon direct ñu leen di sant yéen ñëpp di leen gërëm ci taxawaay bi di leen jox dox daje dimanche ak jàmm wasalaamu aleykum wa rahmatullah wa barakaatu jërë ngeen jëf